siyaar ñëpp ah yee asalaamaaleykum Sénégal ñu ngi siyaar ñëpp di nuyu ñëpp di màggal ñëpp di siyaar ñëpp man la Mollah Morgun un citoyen sénégalais donc ñun ay sénégalais lañ quoi. Sénégal suñu patrie la suñu àdduna donc buñ gisee ay affaires yi nga xam ne jaarul rek chaque jour li ñu war mooy ñu wax ci quoi duñ ko hésiter di wax suñu position nag day metti dina wuteeg position ñu bari parce que ñun suñu position ak ay loxoy set wecc la quoi ñun suñu position ñi mën nañ taxaw dégg Sénégal yëkkati nañ suñu loxo ci kaw loxoy set wecc musuñu lekk financement musuñu mafia musuñu deal musuñu lekk xaalis politicien musuñu dugg ci dara lu louche loxoy set wecc lañ am Sénégal njaay taxaw comme tey nu mun Sonko mun a taxawee wax ak sénégalais yi ñëpp kenn ne dem leen wëri fu leen neex man Mollah Morgun comme Sonko dama naan wëri leen fu leen neex adduna wërngal këpp kenn du ma gisal dara te amul possibilité bu ma amul tamit il faut le dire il faut oser le dire possibilité bu ne am naa ko politicien bu ne ñëw na ci man pour jéem a jox maani pour ma ñëw pour ma woy ko wala ma farak moom wala dara dama leen mus a rejeté ko man nekkuma ci deal newuma ci mafia Sénégal moo ma ko jaral ma rayante élection yi dagg biyee ñëw foofu rayante ba sama loxo damm masta sax dégguma ko ci di rayante ba dem Europe ba def opération 9 mois sama damm sax balaa moo mat sax ñibbisiwaat naa Sénégal ak sama damm man sama ngëm-ngëm dama ko gëm donc man duliwuma rabuma pour mafia defuma lenn pour wutum dërëmu kenn li may wax nag day dëgër parce que sama xol laa koy jële te dëgg ju wër la dëgg ju wër caaxaanuma ci kafuma ci reewuma ci wutuma ci parparloo yàlla moo ma ñor Quran lii moo ma ñor mooy sama seede bu weesoo li amul leneen ñoruma lii lu may wax rek dama koy wax te yàlla tax Sénégal dafa metti loolu on n'en disconvient pas c'est ay débat yu gàtt la sax ay débat yoo xam ne la ku amul bopp moo koy def n'est-ce pas ay Sénégal ay Macky Sall pasar nga sañu alal man pour man loolu dafa yomb Macky Sall sa rakk lépp lu Macky Sall waxoon defu ko il a trahi le peuple sénégalais et loolu noonu on n'en disconvient pas Macky Sall ñëpp xam ne ni il a trahi le Sénégal loolu on n'en disconvient pas di détailler sax def na fi lii ay détails la sama waa ji ñun on n'a pas ce temps ñun dañuy wax le général newuñu pour ay revendications whatever so 10 000 revendications yaa ngi fi nga xam boo ko dajalee mun nga ko def ay 10 000 textes di ko joxe suba ngoon gu dégg bëccëg amul sens c'est pas ça man je pense que ñëwuma pour wax sénégalais yi li nga xam ne jot nañ ko dund wala xam nañ ko c'est pas important mais soxlawuma ko et puis tam ñëwuma pour jéem a consciousness laa bëgg di utiliser bopp xam-xam loolu dafa am solo parce que ñun population bi il faut gars yi jox ñu cër il faut gars yi respecter ñu xam ne du ñuy dof on réfléchit 10 000 fois n'est-ce pas man dama bëgg avant tout samay mbokku rappeurs yi na seen loxo set balaa ñoo wax gars yi seen loxo na set quoi ñun dañ leen ñun mënuñu bokk ak ay gars yoo xam ne mafia lañ dëkkee ay deal la ñuy dëkkee ñun ñooñu mënuñu wax lu ñu dégg intéressé wuñu ñun duñ xeexee le mal par le mal man je négocie pas ak kenn kuy nekk ci leneen munoo dem di mafia ak impérialiste yi bëggoo ñëw du bëgguma ànd ak yow ñu wax leneen bëgguma soxlawuma la man sama xeex damay bokk ak yow nu ñuy xeexee ñu ànd xeex ko man duma xeex ak duma ànd di xeex kuy ànd ak impérialiste yi duma ànd di xeex koo xam ne mi ngi day dem ci ay sièges yu comment dire ne panafricain nga suba ngoon ñu gis la ci ay sommet francophonie man bokkuma ci xeex yooyu bokkuma ci xeex koo xam danaan la tey bu ñu wootee francophonie yaa nga fa suba bu ñu wootee panafricain yi nga taxaw man góoma yooyu
man gëwuma gaañan buy xeex ba pare di liggéey ak George Soros man gëwuma ko sama waa ji we got to be real dañu war a nekk ay nit yu dëggu te yàlla tax dafa am solo man foofu laay waxee ñun soxla wuñu Macky Sall ça suffit gaañ ça suffit waa ji il a raté fépp la raté mais waruñu bett gaañ parce que sénégalais yi mun nañ folli mais munuñu fal parce que nit ki balaa nga koo fal sax da ngay xool moom ci boppam ay démbam ak ay bërki démbam li Sonko ñi mee am sañ-sañ wax ne dem leen fu leen neex ngeen wër doo leen ma gisal tarfatal ay nii mais Macky Sall amuloon sañ-sañ wax loolu ay programme yoo xam ne da ngay joxe ñu préparer la ko nga ñëw yor sa di réciter am na ay saaga yoo xam ne sax joxuñu ñu respect ñun doxuñu ñu respect yee Billy non àll bi yëpp wax la xol la parce que man bëggu dëgg quoi dëgg man bu may wax dëgg yàlla rek laay gisuma nit gisuma keneen suñu borom subhaanahu wa taala moo tax may wax sama loxo dafay set wecc diluma mafiyaawuma lijjantiwuma kenn ñi mën naa taxaw ku nekk ma wax la nga respecté ba parce que xam nga ni kii nii sa waa ji incorruptible il est incorruptible man kenn mënu ma corrompre yàlla sàkkul ku ma mun a corrompre ak loo mën a teg alal jigéen adduna safuma ab Baay Faal laa lu muy dund damay am yéen affaire yoo xam ne sama bopp laa koy dunde ñun man pour man quoi realness bi moom mooy lan Macky Sall ñëpp xam nañ ni instant yi mi ngi teg ay dilam mi ngi mafia dara mi ngi teg ay conseil constitutionnel justice bi déjà justice boo xam ne la dañ ko accaparé bu yàgg Macky Sall moo téye justice bi ci loxoom di ko manipuler nu mu bëggee ak nu ko neexee justice amul Sénégal man moom ay Sénégal pays démocratique la ak Sénégal pays de nangam la man góoma yooyu nañ ko wax ci ak xale yi Sénégal du pays démocratique Sénégal pays mafia la Sénégal pays tekkatu dil la Sénégal pays kàcc kese la wax di sóob ba nax nit ki jéem a yóbbu lu mu yor loolu moo am Sénégal c'est pas un pays démocrate c'est pas un pays démocratique amul justice sam waa ji baadoole yi la ñuy néewal doole sànq leen toroxal leen ñeneen ñi ñëw di ko jéem a utiliser chaque jour mais Martin Luther King lan moo ko rey mais sama waa ji booy ñun ñooy reyante suñu biir ñun ñooy dund ghetto am ñu jël benn nit ci ghetto bi utiliser ko pour mu ñëw ne dañuy wax ak ñun c'est toujours comme ça mais nañu wax ci raay bi ci autoraay bi nii ci terre bi mais ça va amul benn précaution man gëwuma ñu naan ay malal ak matador dañuy naan dañuy sensibiliser ku ñuy sensibiliser mais mënuñu sensibiliser seen waa kër sama waa ji kan la ñuy sensibiliser mais ñoom ñëpp ñëw nañ Europe ñoom ñëpp voyagé nañ kan moo nekk Europe train yi am na TGV am na RER am na TER am na lu ne kan moo fa nekk naan day sensibiliser kenn naan ay moytu leen fii courant bi 10 000 watts la boo ci daanoo da ngay dee xoolal raay bi mais booy bu la ñu foowee quoi non arrêtez booy bu la ñu foowee quoi bu la ñu foowee sama waa ji bu la ñu foowee quoi ñun dofuñu et puis dañoo jur fu ñu war a juree ni ngeen respecté seen bopp respecté leen ñu ko quoi quand même on veut du respect dàqu leen ñu rap ëpp leen ñu flow dàqu leen ñu jàng chaque jour yee ngeen ci mafia yi chaque jour yéen a ngi ci délit après bu nga retourné naan ay kii laay waxal pour effacer lu ñu lay jiiñ ñu lay jiiñ dëmm ngay pour buñ ko effacer da nga naan xaaral ma def benn son clash Macky Sall we don't give a damn yow da ngay xool ñan ngay mun a nax ci loolu am na ñoo xam ne tey bu ñu waxee ci Macky Sall dañ koy gëm xam ne ñii seen combat c'est noble kenn xamulu leen leneen you know man loolu laa bëgg xeex bi dama bëgg ñu ay loxo yu set xeex ko ay loxo yu set xeex ko ay loxo yu set man nee naa man bu man ànd ak nit sax gis lu foo lu mu àndal dama koy bàyyi parce que man duma doomu kenn duma doomu kenn n'est-ce pas même Sonko boobu noonu Sonko bu ma ko gisee tey ñi nga doon xeex Ablaye Wade amoon na jamono jum naan mi ngi dem wax ak Ablaye Wade ak yooyu bu fa demoon man bu demoon gis ak Ablaye Wade ma bàyyi ko Ablaye Wade bu amoon ay conseil doomam la koy jox bu amul conseil yu mu koy jox ay doomam la koy jox
ñun duñ taalibe kenn ñun dëgg lañ topp dëgg moo ñu ñor donc dañoo bëgg ñu dox ci dëgg te yàlla tax ngir yàlla nañuy dox ci dëgg te yàlla tax loolu dafa am solo lu tax dañuy dem ba nga xam ne ñun gain bi safatuñu dara parce que xam nañ dafa bëri fake dafa bëri fake dafa fees dell ci gain bi you know dafa salte suñu rab bi dafa salte gaayen kum neex day taxaw ne day yeddaate fekk yow yaa ngi xasoo xunnu naan da ngay yeddaate te yow say lépp louche yaa ngi liggéey Union européenne yaa ngi liggéey ambassade yi yow yaa ngi liggéey Oxfam yaa ngi ci OSIWA bi yow yaa ngi si USAID yaa ngi si PNUD lu taxaw nga lekk booy ubbi sa ŋaam yi lu taxaw nga warax après ñëw bëgg a taxaw naan ay dëkk bi dafa metti yow Macky Sall non yow da ngay wax keneen sensibilisation bili lu war la dama ne man mun naa sensibiliser man bu ma taxaw di sensibiliser dañ koy gëm parce que man Macky Sall sekkuma ak moom tarfatal ay nii lu dul jox ko sama réew mu doon sama jaam ma ne ko liggéeyalu ma ñu war ko kàjj ci biti sensibilisation boo xam ne dañ lay fay nga naan da ngay lan ngay sensibiliser sax yow bili yow yaa ngi kaaw yow kan moo la mës a sensibiliser ci train bi waaw mais train taatu nen boobu boo xam ne yow da nga ñëw ci dëkk sama biir kër xotti fa teg fa say raay ne ma bu ma jéggi train bi bu ma jéggi raay bi ok yow ban possibilité nga ma may lan nga ma may sama biir kër nga ñëw sama buntu kër nga tàllal fa raay léegi wax ma fan laay jaar nan laay def damay naaw wala danga ma saxal ay laaf yu may naawee mais xool leen mais dem leen caaroy gaa yëpp a ngi jooy gaayen dem leen caaroy gaa yëpp a ngi jooy yàq nañ dëkk ba train bi buñ ko fa jaaralee amul loolu mooy xoolal train taatu nen la mi ngi nii yow Fou Malade kaay gédoo ba nga jóge booy kii lu mu tudd di Matador kaay foofu ngeen jóge wax leen ak ñii nee leen xoolal ku fi jaar dama lay reyte dara parce que wutalu ma ko couverture wutalu ma ko ay passerelle wutalu ma ko tus train taatu nen la mi ngi nii daal ku fi jàll rek ma fël la train yàgg na raay sax et puis raay yàgg na am Sénégal sama waa ji kan ngay sensibiliser mais raay ñun fekk nañ fi ay raay man voyagé naa ci ay train jóge Tamba dem ba jaar ay Thiès jaar ay Diourbel jaar ay Thiaroye boo demoon Thiaroye raay bi fu mu doon jaaree boo xoolee amoon na benn kii bu fa nekk en fait benn cinéma Le Jolof mus naa fa seetaan benn film cinéma jamonoy cinéma Le Jolof xaw ma nag lan moo fa nekk te yàgg na cinéma La Jolof ñun raay kon yàgg na am Sénégal Fou Malade mooy ñëw di ñu sensibiliser ci raay quoi moytu leen raay bi ñun ñooy xaar pour mu sensibiliser ñu ci moytu leen raay bi bu leen jéggi raay bi quoi mais arrêtez quand même mais arrêtez sama waa ji mais arrêtez ça suffit quand même ñun sañu game bi dañ bëgg mu set kuy wax feneen raxasal sa loxo ci game bi demal nekk leneen wax ak ñoom mais ñun bul ñëw sàkketoo rab bi ba pare di ko waxee parce que fii am na ñu fi ne te ñun duñu négocier ak kenn ku nekk ci lu faux ñun xam nañu de am na ñuy nekk ñoo xam ni avec le faux dañ ciy jéem a liggéey Sénégal dañoo tàmm loolu dañuy jël benn nit ciblé ko ne lii la dafa war a jóge kut ko kut ñu ne ok nga gis góor jigéen bi yore xeeram cagaba yore xeeram franc-maçon bi yore xeeram politicien bi yore xeeram ku ne ñëw ñu ne rek ray leen na dee on s'en fout na dee ku non man sama combat dama naan góor jigéen taxawal non yow dañ la war a rey xeer wàccal sa xeer bi caga bi non taxawal yow dañu war a wax ak yow franc-maçon bi yow dañu la war a wax ak yow ak keneen dañu war a wax ak ñoom man bokkuma ci combat bi nga xam ni dañ naan kii c'est l'homme à abattre et ñëpp a ñëw bërki dem man mais je l'avais dit à Omar Ben Khattab je l'avais dit bu fi kilifa defee vidéo bi gars yi bi naan kilifa dama ne booy dañ nand sénégalais nag naa la waxal benn affaire de dañ nand sénégalais xam nuñ ko nandee fu ne ni ñi nga naan kilifa di attaqué kilifa suba booy ils vont bondir sur leur proie xam nañ nan la ñuy user sénégalais quoi parce que day moment opportun dafa am man j'ai fait un son depuis wuu amba maki wuu sàcc yi bon yaa ngoog mais je l'ai gardé sama gars yi ñoom Hamza xam nañ ci dara même si moo déglu na sound boobu noonu je l'ai fait en 2016 man bu ma commencé attaqué instant maa ngi ci ay 6e son yoo xam ne ay Macky Sall laay attaqué je l'ai pas encore sorti parce que man am na yi nga xam ne déma use time damay waxta yàlla tax li ma yëg ma bind ko wax ko parce que lii moo fi nekk
moo ruel next bi man je savais que bel et bien il allait retourner pour ne dañuy attaquer waate non gaan sama waa ji non gaan consciousness mind bindal ak xam-xam parce que un rappeur buy bind ak benn jigéen buy xaste dañoo war am différence man sa biir bi ngand bi sa caaya bi yow noo xoolal sa laxiire yi yow mais loolu du yëfu rap hip hop bopp la révolution bopp la xam-xam tey Kerry James muy bindee wala benn Youssoufa nu muy bindee wala benn Médine nu muy bindee nga xam ne ñii dañuy xas nguur gi te nguur gi buñ dégloo xam ni bopp mooy wax ak ñoom mais du ay affaire xasante non loolu c'est facile et buñ ko defee rek sénégalais jël ku nekk nag ak parce que wax nañ ko paaka defaree wuñ ko pour ray nit mais am na ñu koy utiliser pour ray ci nit te pourtant paaka defaree wuñ ko bii bi du pour ray nit donc ki nga xam ne dañuy génne ay sound ku nekk am na nu ngi koy user parce que Sénégal léegi gars yi xam nañ ni politique bi moo gën a yomb pour am xaalis deal mafia léegi boo yëpp ay politiciens la ñoom koo ci gis boo ubbee Facebook bu kos cravate la def si ginnaaw mi ngi fa def benn waay kum gëm muy Ablaye Wade muy dara kooku la nekkal wala ab Macky Sall wala qui que ce soit quiconque moom la nekkal di xeexal donc loo bind rek moom day xool lu ko arrangé mu use ko ñu bëri na yow lii nee na donc saay unku saay mais yow saay kañ la fi garaaw saay la xale bi xaw ma lan bu Omar Pène mais saay kañ la fi garaaw mais man dama déglu son bi ma xam ne fii amul lenn lu fi garaaw lu ñuy jar tëj nit mais ndeysaan comme sénégalais bi il est toujours manipulable dañ koy fowee rek dañ koy caaxaanee rek dañ koy pamtee rek ay booy ndaw dañuy pamtee sénégalais yi quoi ay saay ni non dañ leen di tëj mais war may man ma saaga fi Ablaye Wade move bitch get out the way like luuda saaga naa ko fi kanopale buuda ying yong kanopale buuda mierda mi daal mismo esta tu multa hijo de puta saaga naa fi Ablaye Wade c'est ay sound politique kañ lañ commencé nii ay dunq saay unku yow sa ñu ci tëj nit mais arrêtez gayen il faut refuser ñu lay manipuler quoi di la foowee chaque jour gayen nga mel ni ko amul bopp quoi dañ lay manipuler di la part man waxuma nag ñi nga xam ni dañuy utiliser ay affaire di ci xeexee parce que bëri na ñi nga xam ni gor ñu yattuñu ñëpp ay politiciens lañ man am na benn booy boo xam ni sa waay man maa ko yar dafa jàng mu dëgër mu dem def armée mu dëgër mu ñëwut Macky Sall bu ñu ko dàqee nguur gi dafa commencé dem ne Macky Sall lay faral di dajale ay 16 di dajale waa koñ ba mais booy bi bu ma seet see gàlle kos cravate oto bu ñuul kooku man maîtrise mu xaw ma X5 la xaw ma oto bu ñuul kooku am chauffeur am def dóor pinsam fii nii pins vert jaune rouge Sénégal ma ne ko moo waxee tur mu ne ma non bul bàyyi mbay doonte mu ne ma non bu ma ne mbay doonte bàyyi léegi kii la quoi nel wax ma vrai turam quoi parce que ñun xamee wuñ ko noonu ci vrai turam mais boo xoolee booy bi crise scolaire am demul fenn ci dara mais tey jii ponkal la biir pale la yeewoo mais sama waa ji ñun xam nañ nu mu demee mafia bi ñun nag moom vraiment sañu kër yeewu nañ man day doo gis sama kenn ku sama waa kër yeewu naan day topp ay ñenn ñi nga xam ne ñoom xam nañ leen quoi réellement xam nañ seen deal xam nañ seen mafia ñun bu ñuy wax dañuy wax te yàlla tax ku ci mën a jëlee xam-xam pour yeewu ci ku ci bugg a dof ba faw bu ku nekk sacrifice u adduna gérer ko loolu yow la engagé ñun lu ñuy àlloo ba ñuy wax ñun sax mënuñu ko maîtriser mënuñu ko téye quoi parce que àll dëgg la dëgg dañ koy dund sañu biir deret lay daw ñu koy dund boo ñu xoolee sax da nga naan kii dafa dof wala kii dafa am ay rab wala dara aw ma dara dëgg bi moo sori ci man te ma bëgguloon transférer leen dëgg googu muy dund tamit ngeen bañ a doon ni ñuy foowee ngeen bañ a doon ni ñuy nax ngeen bañ a doon ni ñuy manipuler parce que tamit gars yi da ngeen mérité yeewu quoi da ngeen ko mérité mais mënuñu nekk di chaque jour ay gars ay politiciens di ñu manipuler rappeurs yi di ñu manipuler boy yi di ñu manipuler ñi manipuler rek quoi ñu mel ni dañu nekk ci benn cercle vicieux boo xam ni day tourner rek ñun ñuy def nii rek ñun toogu ñu naan nii rek quoi ba kañ sa waa ji waxal ma bu fekkee yow lekkoo xaalis ONG man tey mais Macky Sall mii dafa yàpp rappeurs yi 300 millions leen di jox ñuy séddoo nee na bii yow 600 millions la leen jox ñoom ñu séddoo 2 fois def na financement 300 millions ñoom ñoo ko séddoo
ñi naan ay am nañ ay mouvement am nañ ay dajale booy yi nga xam ni nanguwuñu jàng nanguñu gor nanguñu yett ñu dajale leen def leen ay seeni suq ñu leen di taxawaalu ci structure yi ñu naan am naa ay structure di leen utiliser comme bu njëkk ba ñun rappeurs yi dañ doon xeex loolu am na sëriñ ñu doon dajale ay taalibe di leen sàkke taw pour wut ay financement Arabie Saoudite léegi rappeurs yi aussi dañuy wut ay booy teg leen ne ñoom dañoo am structure ñu leen di coogu loolu xam ngeen loolu ñu leen di coogu gaan di leen caanal di leen iril ay gel di taxawaal rek lañ fa nekkee booy goruñu yettuñu jànguñu te pour nga gis ci benn booy bu génn foofu so ay bu ñëpp di coow sax c'est rare parce que dañuy wut ay booy man booy bu ma topp jamoo jàngi wala góorgóorlu dama lay puus maa gënoon mun a am 10 000 booy sama ginnaaw ñu topp ma di taxawaalu bu ma nee xee ñu ne xee xaa ñu ne xaa hoo ñu ne hoo non bugguma loolu parce que dama buggu booy yeewu dama bugg booy dem jàngi dama bugg booy maîtriser affaire yi xam mais man maay voyager maay ñëw bu ma ñëwee wut sama weccet jox leen ñu caayen taxawaalu fu ñu waxee ci man ñu taxaw ne dañuy rayante mais sacrifice boobu bàyyi leen doomu jàmbur yi ngeen di sacrifier yéen a ngi fépp Macky Sall financement mi rappeurs yi ñu nee nañ am nañ ay structure ñoom ñoo ko séddoo 300 millions ñu joxaat 600 millions ñu lekkati ko 600 millions booy Simon ngay gis mu ñëw ne la panafricaniste la bërki démb bu ñuy voté pour président francophonie ma nga fóot ànd ak Macky Sall tey ngay gis benn matador mu ne la Gédo booy la Gédo lay représenté suba mu ñëw ne la gars terre bi laa lay waxal dama lay yee ci terre bi quoi boo xam ne ak encaissement bu mu la dul wax na ñaata lañ ko fay ak dil yi ginnaaw suba benn malal la ginnaaw suba lan la mais sama gars yi du ñuy ay messi du ñuy yàlla du ñuy yeneen ay nitu kese lañ ay nitu kese lañ te boo xoolee seen yàqin seen dundu yàlla sax dafa des seen dundu yàlla sax dafa des ñooñu ñu ma lay wax nii xoolal bu baax seen dundu yàlla sax dafa des yàlla sax soriwu leen satan lañ gën a jege mafia lañ gën a jege dil lañ gën a jege man ñu ma lay tuddal ñii ñëpp aw maag ñoom benn problème mais bu dëgg desee rek sa waay Mollah Morgun boobu nga doon gis noonu gaynde lay doon sa kanam wax la réalité bi mu neex la mu naqari la après bu tëddee mun a nalaw ci jàmm xam ni wax na kii dëgg mais sans ni sax dafa neexul sama waa ji man après damay toog ma ne wax attends ñii sans ni la ñuy wax dafa neex bañ koy partagé wala ñii wax ji moo leen ci neex wala ñii dañ koy utiliser pour xeexee ko quoi pour xeexee ko non man moom duma ànd ak ku foo pour xeex lu foo man duma ko def de non duma ko def bu may ànd ak yow sax gis lu foo lu la wër ma ne wax la ko changé woo ko ngay wuti nit ma bàyyi la fa man ñun ñëpp on a dit Sonko parce que on a vu que c'est un jeune ku sañ a wax man de ànd naa ku sañ a wax ne wëral leen ma yéen ñii man yéen laay xeex mais man gisulu leen ma lenn lu ñaaw comme mën nu ma ko defee ci rappeurs yi yombul de na benn rappeur yow toog fi ne ñu ma xamal mafia wala dil nañ taxaw fi lépp ñëpp 80% yi dañuy daw xanaa underground bi ñi nga xam ne ñooy nekk fii di ko teewal ci suuf gëm seen bopp na waxuma ñuy dem di togg ci gaay yi de taxawaalu ci structure yi naan ay structure naan teg caan lañ fa nekkee ak taxawaalu di sacrifier doomu jàmbur yi man waxuma ñooñ de ku gëm sa bopp di liggéey di faay ñun màggeewuñ ci benn suufu benn MC ñun màggeewuñ ci suufu benn MC kenn xamaluñu ci ay MC ñu doon dem di fa taxawaalu ñun suñu xam-xam dañ ko wëri dañ ko liir dañ ko jënd ay livre dañ koo gëstu dañ koo jàng ñun xamuñu caaxaan xamuñu ay fo sénégalais laay waxal ne leen ngir yàlla ne vous laissez pas manipuler ne vous laissez pas manipuler par ñi nga xam ne dañuy ay doomu George Soros lañ boo leen xamul George Soros dinañ def ay spécial George Soros vidéo yi moom commencé naa ko ba ngeen xam kan mooy kooku ñëw na ba Ndakaaru toog ak waa yaanaa maar gi ma doon boo xam dama leen musa clash dil ak ñoom ma bu avant avant Kémi Séba taxaw du naan booy yi kenn werantewul seen xeex mais ils sont financés boobu man wax naa ko parce que j'avais lu benn livre en France ñu bind
d'où proviennent les financements de Y'en a marre et du balai citoyen jëlaat beneen livre lire ko ñu ne les ONG au service de l'impérialisme ils reçoivent des financements occultes de Oxfam et de Osiwa ak yeneen yoo xam ne sax bu ma leen ko fi nar a wax dafa grave parce que man dama ko fekkee dama toog Sénégal gis naa ay deal yu bëri yu gars yi doon def foofu noonu lekk nañ fa sax dealu APIX xamu leen ko woon lekk nañ fi dealu APIX nan ay dañuy dem ñu fay leen ay millions si moo nekk fa ak boo yaanamaare yëpp ñu fay leen ay millions ñu naan dañuy arrêté gars yi naan leen bu leen traversé route nationale bi bu leen traversé kii jaar autoroute bi jaar leen ci kaw passerelle yi dajale gars yi bañ bëri ci passerelle bi ñu foto leen karek tali bi nu mu fiddee noonu ñu foto ko karek monté ko yooyu lañ jël ay affaire yónnee ko waa APIX après demain ñooñu ñooy demaat encore ne dañuy xeexi bon lu mu tuddati yoon aéroport bi amul ay lampe lii mais il souffle le chaud et le froid loolu lañ comprendre quoi jàpp booy nag bu leen jaar fii jaar leen fee def leen dil kese Sénégal nag looloo ko yàq quoi gars yi nangutuñ jàng nangutuñ liggéey nangutuñ gor nangutuñ yett parce que xam nañu foowee nit daf fa yomb rappeurs yi lañ leen di foowee booy yi léegi ay politiciens la ñoom tam dañuy politique léegi ñoom ñëpp wut lu yomb dañuy xam ne jàng ba ne dee yanu say këyit amul njëriñ ñoom ñëpp léegi yoon bu yomb bi rek lañ koy def ñoom ñëpp ay politiciens lañ rappeurs yi aussi tamit bu leen foog ne ay jinne lañ ay jinne ay nit lañ comme yéen ni ngeen di xalaatee nan di ngeen di jéem a politique teg deal pour réussir ñoom tam noonu lañ leen di jéem a tegee deal pour réussir seen kaw ah oui le projet de dox ak sa gox bu ma ko liiree maa njëkk a ñëw interpeller sénégalais ne leen man gis naa booy maa ko njëkk a wax ci rajo yeeg télé yi xam nga rek man dañ naan ndeysaan moo gën xeede la non xeede man ñi ngeen di woowee xeede xam nañ ne maa leen gën a tekki ñi ngeen di wax naan dama leen di ñee ñooñu xam nañ ne maa leen gën a tekki fu ma dem demuñu fa fu ma dugguñu fa maa leen dàq rab ñaar fukki junni yoon ndax ku ci nekk ci ñoom bindal naa la texte jox la barki alquranul karim barki guddi ajuma ji ku ci nekk ci ñoom bindal naa la texte jox la tolluñu ma tarfatal ay nii ci ay xam-xam ci ay gëstu mais mën nañ leen manipuler quoi ngeen ne noo kii dafa soxor kii man texte dama koy bind à la seconde ñooñu texte dañ koy toog ay at di ko xalaat donc ñun xam nañ nu mu demee ñooñu yabuñu ma xam nañ ma bu baax a baax a baax xam nañ samay possibilité xam nañ samay capacité xam nañ li ma mën donc ñoon duñ ma werante ñenn ñi la ñuy for rek def leen seen i taalibe di leen am lu leen di ruux ñooñu génn naa non man loolu laay bañ parce que man lu ma bëggul sama rakk man de sama rakk topp benn rappeur amul rakk bu topp benn rappeur parce que man dama leen di éveillé oui dañ saramal leen ñi xool leen rek seraan leen seen film seraan leen mais ñoom seen jëmm non du ñuy référence de ma ne la buñ la nee damal jàpp ji ku dàq fen Sénégal jàppal rappeur indil fen rek la ñuy def duñu wax dëgg pour ñu wax dëgg c'est tout un problème le projet de dox ak sa gox ils ont eu ay financement de ay plus de moins d'1 milliard le projet de dox ak sa gox financé par Oxfam moins d'1 milliard am nañ ko ci livre boobu Hamza Diallo du ma bàyyi ba fenn ñun ñoo ko liirandoo ba mu jeex financement Y'en a marre dox ak sa gox Y'en a marre laa la wax ñaata yoon lañ fi dajale gars yi di leen dofloo naan leen kaa leen bind ay plainte ana plainte yi ñaata yoon def nañ ko Rufisque bu muy doo ko tàmbale Y'en a marre mujj nañ ko def ci référendum yi waa léegi ana plainte yooyu ban 1900 quoi chaque jour rek bu ñu bëggee dofloo booy dajale booy gololoo leen wut seen i financement dajale seen benn oto dugg ci dofloo gars yi foowee xelu gars yi quoi di leen foowee barki Seydina Muhammad ils ont eu des financements ci projet dox ak sa gox bi barki alquranul karim bu ma fene yàlla na ma safara jël addiya xaalis bu bari anamu dox ak sa gox mooy lan wër ci këy waa kaay leen wut leen ay carte wut leen ay
mais yow kan mooy xaar fii pour nga ne ko demal nga jëli sa carte mais kooku est-ce que kooku wér na kooku citoyen la ku dem ba dem ba wuti këyitam dem ba dox ba dugal pour am carte d'identité am carte électeur mais yow daf la xaar yow rappeur pour nga ne demal nga jëli ko mais yow pourquoi ngay saaga conscience nit yi pourquoi ngay saaga conscience nit yi man dama xaar benn rapport pour ma dem déposer carte d'identité pour moo mën a demal déposer carte d'identité bu dama xaar benn rapport pour mu ne ma demal jëli sa carte d'identité mais arrêtez gars yi loolu ay financement la yoo xam ne nag dañ koy def benn projet bu dëgër këcc ne non léegi dañuy éveiller gars yi pour ñu dem jëli seen carte d'identité mais arrêtez gars yi ngir yàlla booy Sénégal mérité wul lii quoi gars yi dañoo yàpp politiciens yi rek mais rappeurs yi leen gën a xasaw ñoo leen gën a xeeñ mun na ko jigle tàngaay daf fekk nga set mais setuñu quoi man ñi ma lay wax nii moo ñu nekk ci ñu naan ay rappeur bi man quand j'ai écouté je te dis quand j'ai écouté le son de Kër gi j'ai dit c'est nul sànq maa ngi jël benn refrain bi xaw ma kan ma benn journaliste moo ko def mais dama ko jël tibb ko jox ko ma ne kon sama gars yi lii la ñu wax non mais c'est pas possible mais bon comprendre na ay dóor la rek quoi gars yi utiliser yooyu yëpp pour dóor la gars yi jël public bi parce que Macky Sall c'est l'homme à abattre et c'est vrai mais nag ak ñu ko war a sànni nu Jésus waxoon ki daam boobu noonu ba mu wax naan ki loxom set ki nga xam ni toppewuñ ko dara na ko sànni xeer kenn sànniwul gis nga xeex boobu kon xeex boobu lañ soxla xeex bu set wecc loxo yi set wecc man ay politiciens dox nañ ba sama kër ak seeni xaalis yu weex tal yoo xam ne loxo laalu ko di ma proposer ne ma kaa ñu defal la conférence de presse nga attaqué sa gaay wax seen dili wax seen mafia yi ñu fay la barki alquran xaalis boobu dañ ko delloo de nee naa leen sama waa ji man yomb ma yóbbu de man dara loqiwul sama bët yi ku dul suñu borom subhanahu wa taala dara safuma dañoo mujjee yóbbaat xaalis ba kenn ki sax sama ami woon la Facebook moo def démarche yëpp dafa mujjee bloqué pour jës fuyu lañ ko bëggoon defee jës fuyu ñoom ñoo waroon dajale journaliste yëpp fees fa del pour ma xëpp ci kaani wax parce que damaa xamal gars yi junni dossier ñoom ñëpp yaa naa maar balaa la wax parce que dama yor ay dossier du ma man forantuwuma tamit du ma journaliste boo xam ne tamit damay nekk di taxawaalu journaliste yi gars yi nangutuñ gëstu booy dañuy ñëw jaar seen kaw fooye leen am ci promo dem seen yoon doo gis bi moo tax Kémi Séba ba mu ñëwee di commencé éveiller kooku moo doon éveiller conscience yi nag mu commencé leer rek dañ ko tibb sànni ji mu ne woon combat bu dëgg boo xam ne dañ ko doon def man ak moom ak ñeneen contre le franc CFA man bu ma ci déggee Sonko j'étais vraiment content Sonko dama ko ci dégg loolu tamit ci combat boobu dama ko doon gis tam foofu ñuy ñëw mu fay ñëw mais musuma ko jox loxo dañ doon bokk ay combat mais chaque jour da ngay xool ligne de conduite artistique am ligne de conduite am bu mu topp da ngay xam ni kii kat ku dëggu la mais man munoo nekk ak man tey jii gaayen fii nii di ma jooyle sama dëj suba gaayen nga dem seeti assassin bi quoi mais loolu la gars yi def bu ñuy xeex ay affaire CFA beeg tout di wax ci panafricanisme mais Simon était là-bas mais Simon moom moo mujjee dem bu ñuy bu francophonie naan dañuy voter pour seen président Simon nga foon photo mi da koy bu mu njëkkee dugal non dama xam gars yi quoi bu mu njëkkee dugal photo bi dama jël photo bi yónnee gars yi xool leen sama booy waxu ci sax ni francophonie la ne bu ko gars yi Hamza moo def benn kii di classe moo di ko wax ni yow yaa ngi ci francophonie bi xam nañ la ci la daw génn defaat beneen photo ne francophonie sommet de la francophonie ci ngay comprendre ni ñun booy mënuñu ñu rombu ñun xam nañ leen léegi nag dañoo soxla Sénégal bu set ak ay loxo yu set moo tax ñuy dàq li nga xam dafa tilim ci biir man du ma ko hésiter parce que dama bugg chaque jour moom laay wax ñi nga xam dañoo jege Sonko ne la ngir yàlla quoi wutuñu ay nit ba nga xam ne ku waay ñëw rek ñu boole la ci man loolu bu ma ci kiyee man bàyyi naa quoi ay nit yu set lañ soxla
ay nit yu gore lañ soxla ay nit yu dëggu lañ soxla du dañuy xeex ak nit rek ba nga xam ni sa waay dañuy dem ab sax assassin bi paaka pour ñëw pour rey nit ke kese non Macky Sall il est pire mais sama waa ji gars yi ñi ngi foofu di xas Macky Sall te ñoo ko gën a pire fuuf parce que ñi ngi liggéey ak ñu gën a pire Macky Sall muy ay genre Georges Soros nii bii di woote philanthrope guerre bu fi am ci monde bi loxo ma nga ca dem leen xool ay deuxième ñi ngi ci YouTube bi waxuma la sax ay livre mais booy dañuy liggéey ak ñooñu dañuy liggéey ak ñooñu sama waa ji donc ñun ñooñu mënuñu ñu wax luñ dégg mënuñu wax luñ dégg bu fekkoon sax musique bi da neex sax ñoom gars yi mun nañ rap quoi musique bi neex ñu mais musique bi neexul pare duñu wax lu am solo dañuy xasante di xasaate ay sa biir ba ngand bi yow sa kii bi ngay mel ni unku yow rey leen kaña guddi la non mais sama waa ji booy gis nga yooyu jigéen yi yàgg yi ñoo ko dese quoi njëkk yi nga xam ni dañ doon xasante moom la ñuy wax daaga sante rappeur am soxlawuñ loolu rap maayen xel toog sa kër sa nekk di xalaat di bind booy bind luy yëngal suuf loo xam ne bu ko tey Macky Sall ne yër déglu ne waa kii fu mu déggee li lépp tegu ci ay chiffres ak ay lettres bu laajee nga dem gisi Sonko bu laajee nga gisi keneen def ay gëstu ba am lu dëgër këcc indi jox ko gars yi mais ay textes yu facile ay mbind bu ndoxee luñ koy waxatee bu ruyee bu xam ne ay xasaata la et puis gars yi bëgg ñu ko forcer quoi yéen waaye mais booy ku xoole bañ nax la yow la engagé ñun loolu engagé wuñu te vidéo bi fii laa koy yemal mais dinañ gën a waxtaan bu baax ça dépend ci yéen nu ngeen ko bëggee bu dee terre bi la ñuy toj ñu toj ci terre bi bu dee financement yi ngeen soxla ñu génn leen dossier wax leen financement yépp nu mu demee bu loo leen soxla rek ñun incha allah pare nañ pour tegal leen ko quoi après nag ba fii ñuy dugg ci élection yi nag ñu gën a xëpp ci kaani parce que xeex bi mooy Macky Sall na fi jógee mais tamit ak ay loxo yu set nañ ko rey nañ ko éliminer parce que dafa war a jógee parce que instant yi man soxluma sax wax ak gars yi mais dama ne opposition bi dañ booloo ni Macky Sall di doxee nii ak diilam yi muy teg nii bu ko laajee ñu boycotté élection présidentielle yi ne kenn bu mu dem kenn ñoom ñooñu waroon nekk ñoom ñu war a nekk foofu ne bokkuñu pour wax ji jeex bokkuñu kenn demul léegi xanaa Macky Sall day ñëw rek ne waa gars yi boycotté nañ maay doon président par force non munu ko kon du yomb ci moom bu dee nii lay continuer bu di conseil constitutionnel yi nga xam ne tey jii gars yi foofu Sénégal moom justice sax dafa amul man joxuma leen cër justice bi joxuma ko cër dugg naa rëbës dugg naa kaso bu ne xool naa fa xam naa ni baadoole rek a fa ne donc ñun xam nañ nu mu demee lépp ci solo ba deal kese la ok loolu ñun xam nañ nu mu demee donc ñun conseil constitutionnel boobu noonu ils sont pas crédibles donc ñoom luñ fi génne di éliminer ñii di dugal ñii ñëpp ñoo war a taxaw ñoom opposition bi ne non on refuse élection daf fi dul am bu fekkee da ngay tànn kii tëj kële del dàq kële Qatar non dafa yomb trop donc loolu noonu ñoom dañ ko war a def bañ ko refuser ko waaw dinañ gën a ñëwaat incha allah ci ay yeneen explication ak yeneen explication xam nañu sénégalais ils ont soif de victoire ils ont soif de justice mais tam du lu ñëw rek ñu bëgg ko jël quoi non mar naan bu mu la tax naan pootit ndax bu robinet ubbee nga rus looloo ñu dal ci Macky Sall dañoo maroon naan dàq wadd indi fi Macky Sall muy pootit ñu naan ko bu nga dee ñi ngi laajaat robinet léegi nag duñ pacaxee nuñ defee woon ci Macky Sall ba daanu fa ñëwaat di ko def ngir yàlla lu ñu dal ci Macky Sall bu mu ñu dalaat donc ndànk sama gars yi ndànk ak xel ak xalaat ak diisoo ñu xool li gën li nga xam ni ngir yàlla dina changer nag parce que mérité nañ ko tamit quoi Sénégal mérité nañ tamit président bu baax sa waay bu gore président bu wàcc président buy sedd population bi président bu dëggu président bu loxom set président buy xeex guerre boo xam ni policier sax bu taxawoon tey nga koy jox 1 franc dina lox ba tooy xepp balaa mu koo jël yooyu moo am ay Japon yooyu moo am ay Corée
nit ñi ma fa corrompre nit seen président bi waa Corée mi ngi kaso pour 24 ans de prison pour corruption léegi Sénégal dañuy ñëw rek di pasaree ñu foowee ñu dem seen yoon dañ ko war a bañ dafa jot nag sama gars yi jot na de dafa jot nag ñu xeex nag pour affaire yi soppeeku ba faw nag ñu bañ a ñëwaat chaque 7 ans rek di yuuxuwaat naan ñi ngi bëgg a dee ñi ngi bëgg a dee dafa doy nag sama gars yi tamit benn yoon du tayeef ñaari yoon du tayeef peut-être ñetti yoon nag day bëgg a doon tayeef sama gars yi day bëgg a doon tayeef gars yi depuis Abdou Diouf ba léegi moo juddoo ba léegi maa ngi dégg jooy donc bu yàggee nag sa waay dañuy bàyyi politiciens yi nag ñun def suñu ndëpp national nag xoolante suñu biir bët ak bët xool nit nag problème bi nag kon ñun la du ñii nguur gi du ñii parce que ku ñëw def lu gën a yées kon waxtu jot na nag ñu waxtaan suñu biir xool ràññee lu baax waxuñu nag jeune bi sa loxo setul bi nga xam ne yow doo dara yow yaa ngi topp politiciens yi pour wut loo lekk loo warax kooku moom soxlawuñ ko ñun dañoo soxla ñiy xeex ak conviction di xeex pour seen réew jëm kanam parce que brain drain bi neexuñu ay borom bopp ñoo nekk ci tasaaroo ci àdduna bi ak ay sénégalais da ngay dem ci industrie yi mag est-ce que xam ngeen am na sénégalais sax boo xam ni boo leen demee Canada ci usines yi defar ay avion mi ngi fa dama gis bopp bi rek ne kii sénégalais la après bu ma laajtee buñ ma waxee tur bi c'est un sénégalais 100% ñi ngi fu ne mais dañ ñëw ñëpp a daw booy parce que lu tax parce que amuñu ku leen di fay seen ak seen yeleef ku dëggu ku ñëw say élément ngay indi ay jeunes yu performant jeunes yu am doole am kattan boo leen fekkee bitim réew ñuy fight mais booy mënoon nañ ko def sama réew pourquoi defuñu ko suñu réew parce que booy xam nañ ni foofu noonu le plus méritant du am dara rappeur bu ay gars yi bi ñuy def ay affaire ay terre ay publicité ay teñi yeete lu tax woowuñu am na rapport yu ñu mënoon woo lu tax woowuñu Karim Xrum Xax pour mu def terre bi léegi pourquoi choix bi nekk Fou Malade ak Matador léegi nañ ñu wax choix bi dañ ñoo dàq sensibiliser Matador dafa dàq rab Karim Xrum Xax Mala dafa dàq rab Karim Xrum Xax lu tax demuñu jël Karim Xrum Xax lu tax demuñu jël Rexti lu tax demuñu jël Nit Dof wala Aada Cannibal gars yi xam nañ fi ñuy jaar sa waa ji prox ndoll bi fi nga xam ni foofu moom miir bi dëggur bu wax rek mu jàll la ñoom xam nañ ko c'est ça yi ñu bëggee tëb clôture bi rek hip hop bi xam nañ fi ñuy jaar dañuy ñëw rek xam ne kii ñi yolom geño yaa ngi nii ñu bu wax leen rek jàllale foofu wax fa luñ fa soxla ñoom xam nañ loolu dofuñu jaajëf sama gars yi respect merci beaucoup xéwal jàmm ak salaam dinañ ko defati ko nag day doo ko commencé quoi jaajëf